télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñu programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci ñàkk kaaraange gi ñuy dund ci réew mi. bu weesoo kon ndaw si nga xamante ne ji moom la ñu faat ca Pikine ci anam wu doy waar tey jiit fële ca Mermoz am na benn waay boo xamante ne ji nee na xaritam muy waa ji ab xaritam kon la doon jàppanteel ba mu xarit ba jam ko paaka mu faatu xarit ba daw jamono ji kon alkaati yi ñoo ngi koy wër diwaanu Pikine ak ñàkk kaaraange ga askan wa yëkkati seen kàddu di ñaawlu lu ni mel ñeneen ñoo xamante ne jiit bëgg nañu ñu taxawu leen ci kaaraange moo di collectif gi ëmb askan wa yeewoo ca zone de captage ab janook taskatu xabaar yi la ñu amal tey jile lañ ca jublu mooy ñu taxaw bu leen fàttalikoo dimanche ji weesu la fay samba buy dàqoon benn borom moto ba mu dugg ñu génneel ko jaaseeg pompe ngir ndangu moto ba askan wa nag ne lu ni mel bëggatuñu ko dund forum justiciable ñoom it di am ak njàqare ci lu aju ci kaaraange geeg ñi nga xam ne noonu la tëddee ci réew mi njiit li di Boubacar Ba li mu bëgg moo di gendarmerie ak police gën a wéyal patrouille yi waaye it gën a taxaw ci kaaraangeeg askan wi. aji màkk ak ren gi ak jano boo xamante ne ji kon délégation générale pèlerinage jano na ko taskatu xabaar yi tey ji ngir indi leeral ca leeral yi bokk na ci ne mbindu mi ngir dem màkk danañu ko tàmbali altine ji di ñëw lu aju ci Sénégal ak quota bi mu am mi ngi toll ci 5822 lii di maanaam junni ak juróomi téeméeri kon moom la ñi nga xamante ne ji ñoo di état bi di yóbbu ña ci des ñu séddale leen privé bi lu aju ci package bi 4 millions 200 ya ñu doon wax wàññeeku na léegi mi ngi ci 3 millions 900 wàllu tàggat yaram daañu ko waxtaane ak ñaar fukk ak ñetteelu bëccëg gi ci wàllu Ligue 1 dañu koy wéyal tey ji ci suba kon ci dimanche ci juróomi match danañu am daañu ci ànd ak Mamadou Fall ci ay leeral mbokk yi lii mooy di fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxee ñu faram fàcceel leen. dellu leen nuyu dellu rafetlu ànd beeg télévision Futurs Médias ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru timis yi ak ñàkk kaaraange ci jamono ji ñuy jooyee ndaw suñu faat ca Pikine am na beneen waay boo xam ne faat nañu ko tey jile ca Mermoz muy kii ngeen di gis ci xibaar yu ñu jot ab xaritam bu mu doon jàppanteel xarit baa ko génneel paaka jam ko mu faatu ba mu defee loolee nag moom xarit bi dafa daw xibaar la ñu nangoo ci Seneweb jamono ji gendarme yu wakaam yi ñu ngi koy wër ngir kon jéem ko teg loxo te it des na ci dellu siwaat ak yéen ci yeneen jotaayu xibaar ngir wax leen mbir ma fu mu mujjee mbir meneen di li xew ci Pikine benn xale bu jigéen boo xamante ne ji kon ca barab ba muy liggéey la ñu ko fekk daal di koy faat ci anam wu doy waar nee nañu sax moom xale bu jigéen bi dafa tolloon diggante loolee nag tax na kon askan wa yeewoo ci Pikine yëkkati seen kàddu di sàkk kon ñu daat leen ci wutal kon kaaraange wutal leen ci saafara ñeneen ñu bëgg saafara bëgg kaaraange mooy askan way yeewoo ca zone de captage collectif gi leen jaboote dañu doon amal tey ji ab janook taskatu xabaar yi zone de captage ñu fàttali leen lii ngeen di gis fa la xewe woon keroog dimanche di ay sambabo yu dàq benn borom moto ba mu dugg ci kër ñu génnee jaasi ak i ngànnaay nangu moto ba dem seen yoon ñàkk kaaraange gi am ci zone de captage nag la askan way nañu seet nu ñu ko dakkalee lu ko mooy ci fayul seen bopp ci la ñu jëm Mame Biram Diouf ciy leeral. sonn nañu tàyyi nañu ci insécurité ba nga xam ne nee nañu moom la ñu nekkee bis bu nekk ci seen quartier bi fii ci zone de captage ñi fi dëkk nag kon génn di wax la leen metti gannaaw ga nga xamee ni sax am na ab ndaw dimanche bi ñu génn am ay sambaaboy yu ko songoon ba nangu motoom. mënuñu nekk chaque jour dëkk ci insécurité boo xam ne kenn xamul la mënoo génn sa kër sa xel du dal boo bëggee génn ci boutique sax sa xel du dal di ragal ñu agressé la wala dara doo sax mën a génn booy génn sax da ngay laaj ku la bunge wala dara sonn nañ te yaakaar naa ne seetaan nañ ñu mun naa ne seetaan nañu ba pare insécurité bi fi am dafa dem ba daf ñu jaaxal daal. Imaginez-vous le matin tu es fii mënoo xëy dem liggéey sax sa xel dal yaa ngi wut saa su nekk di laajte naka la sa waa kër nekkee ay xale yoo xam ne di leen di bàyyi gannaaw suba ba ngoon lépp rek ci jaaxle. sorti de cette cité là le soir revenu le soir et trouver intact ma maison ou bien ma famille. agression yi ñii ne doy na ba tax kon ñuy wax la nga xam ne nag moo leen metti lool di laaj kilifa yi ñu gën a taxaw ngir ñu yokk seen kaaraange. président de la république. mooy autorité yi ñu jóg jàppale ñu xeex lii parce que lii dafa metti mënatuñ dañoo bëgg ut ay solution xool naka la ñuy def ba agression yi insécurité yi
lii yëpp jóge fi. peut-être que sécurité ne peut pas avoir à 100%. dëgg la sécurité mënul doy 100% waaye dañuy laaj rek ñu taxawuñu koñ bi fii bëri na fi ay woto yoo xam ne nii fii la ñuy gaari te Samba Boy it dañ ciy dugg bu ñu noppee ñu def naka su dul noonu. même pas sortir pour faire nos besoins. insécurité bi am mel ni kon day yokk ci biir gox yi loolee nag doon loo xam ne rek dinay gàllankoor seen dem ak dikk ñoom ñay nasit seen i pexe ngir bañ a benn yoon dund jafe-jafe yi nga xam ne nii ñu ngi koy am ci seen gox bi. maa ngi leen ko doon junj sànq mu di fële ca Pikine aw tiis wu ñu yeewoo di benn xale bu jigéen boo xamante ne ji fa muy liggéey di multiservice fa la ñu ko fekk faat ko ci anam wu doy waar ndax Samba Boy yu bëggoon a dajji multiservice ba moom xale bu jigéen bi ci xibaar yi ñu jot mooy dafa tolloon diggante maanaam jigéen ju wérul la ëmboon ba tolloon ci juróomi weer askan wa yeewoo ca Pikine nag yëkkati seen kàddu ñaaw lu ko tiis lu ko waaye bëgg nañu it ñu taxawu leen ci wàllu kaaraange ndax fi mu nekk ni seen bakkan a ngi ci xot ñu teewlu leen ñoom leen ci askanu Pikine ci micro Abdoulaye Anne. ñaawlu aussi tamit waaw ndaxte ñun man kër gi laa dëkk kin na nekk suñu dëkkandoo boo xamante ni vraiment nitu jàmm la ndaxte moom pratiquement 18 heures boo ñëwee sax di def ay transfert dal naan noo man wàcc naa mais démb bàyyiwuñu xel ndaxte daal ba 22 heures moins place bi moo ngi ibbeeku mais bon gars yi prêté wuñ ci attention mais après par la suite dafa am benn commerçant bu dëkk fii bu tudd Bas mooy yónni doomam ne ko léegi demal nga joxal ma Kiné pour mu envoyer ma Wave booy bi daal di ñëw booy bi mu ñëwee dugg ci place bi dugg nuyoo kenn wuyuwu ko par la suite bon booy bi ci la dugg yëndu gis deret bi daal di takk foofu par la suite mu yëndu gis Kiné tëdd dëpp quoi léegi booy bi ci la tiit da doon lox sax daw dem ci Bas papam wax ko papam ñëw ànd ak moom. guddee man démb bu maa ngi fi ba 21h damaa ñibbi rek ñu woo ma téléphone ni ma lii am na fi rek wax dëgg yàlla ñu fanaan ak naqar yendoo naqar yeewoo naqar métti na trop ma wax dëgg yàlla. waaw xam naa ko nit ku baax la nit ku yaru la nit ku jàpp ñaamaram la nit ku nangoo liggéey la wax dëgg yàlla xaw ma kii def lii lu ko jaral mais daray àdduna jaru ko. insécurité bari na ci dëkk bi de. sécurité moo amu fi. métti na lool ci noonu métti na ci àdduna bi yëpp ku ko dégg sa xol neexul léegi nag li koy saafara du police du gendarme du douane du militaire li koy génnee ci dëkk ba mu setti woñ mooy ku rey ñu jàpp la rey la ku sàcc ñu jàpp dagg sa loxo ku jam ñu natt dagg bi jam-jam fu mu toll ñu jam la. sincèrement fii am na insécurité boo xamante ni ñun sax dañoo yéem dafa jéggi dayu moo tax ñun daal ñoo ngi ñaan dëkk bi am sécurité. ñàkk kaaraange gi am ci réew mi ak bakkan yi fiy toot ci Mali forum justiciable yëkkati nañu seen kàddu di ca wax Boubacar Ba mi ko jiite di ko ñaawlu te it am ci njàqare sàkku ci police ak gendarmerie ñu gën di wéyal patrouille yi gën a taxaw ci kaaraange askan wi ñu teewlu ko moom Boubacar Ba. alors li nga xam tey moom mooy mbirum agression yi mbirum criminalité de manière générale dafa commencé jël fii ci Dakar ay proportions yoo xam c'est des proportions inquiétantes. parce que fii ci Dakar mënatoo toog 24 heures yoo xam ni waxuñu la ni am na ku ñu dab ci mbedd mi en plein jour agressé ko nangu li nga xam tey moom mooy alalam wala boog nit fekk nañ ko ci bërëbam ci këram wala ñu fekk ko ci bërëb ba mu liggéeyee ñu agressé ko nangu alalam ba pare faat ko bi ci mujj mooy xale bi jigéen bi ñu rey démb ci Pikine ñu fekk ko ci bërëb ba nga xam ni fa la doon liggéeyee ñu nangu alalam ba pare rey ko ci rey yoo xam ni rey yu metti la. alors bu ñu demee ba toll foofu ci réew loolu dafa doy waar tey le sentiment d'insécurité mooy sentiment bi ñëpp partagé citoyen yi ñëpp a ragal kenn ñemetul génn parce que da ngay ragal ñu agressé la. alors donc bu ñu demee ba toll foofu ci réew loolu lu metti la lu doy waar la te bu ñu deful nang dinañ dem ba toll foo xam ni justice populaire moom mooy am maanaam nit ñi di fajal seen bopp ba tax na ñi nga xam te ñun ñoo ñuy jiite muy le gouvernement du Sénégal na indi ay saafara indi ay mesures ci lii parce que dafa commencé jéggi dayoo mais également ñi nga xam te mooy la police nationale et la gendarmerie nañu mettre l'accent sur la prévention ñu gën a multiplier li nga xam tey moom mooy patrouille yi bépp zone boo xam ni dañu am sentiment que ni fii amul sécurité patrouille bi nañ koy def 24 heures sur 24 il faudrait que la police ak gendarmerie ñu gën a accélérer la patrouille bi di ko def de manière permanente. jeneen jéye juñ leen doon waxtaaneel ma nga xewoon ca réew Maroc di seen nas ndaw mu di kii ngeen di gis
dafa faatu ñu ne jëkkër jee ko faat jëkkër ji mooy kële nekk ca ginnaaw ana li waral jëye ji am nay xibaar yu ñu ci am xibaar yi nee na ñu wàllu fiirange moo tax ndax jëkkër ji dafa njooxtu ne daal jabaram dafa yemul ci moom li koy firndeel nee na doom ji nga xamante ne ji am nañu ko waa ji nee na ko doom ji juru ko ndax doom ji dafa xeeste moom dafa ñuul lii daal mu indi coow li ci xibaar sax moom ndaw si noppi woon na kon ngir def test ADN di lii firndeel ci kër docteur ne moom waa ji moo jur xale bi waaye jotuñoo yegg ci loolu nag mbirum firange daal ci ni ñu ko waxee moo tax waa ji daal di rey jabaram yëf yi kon xewee ca Maroc. Assemblée nationale tey jii xëyam ndaje delloo njukkal bu baax a baax ndem si yàlla Marie-Joséphine Diallo moom mi nga xamante ne ji moo ne woon secrétaire général bu assemblée nationale député yépp nag delloo ko njukkal daal di koy it rafetlu liggéeyam ak taxawaayam ak na mu ne woon ci assemblée nationale bari ne ñu jiite assemblée nationale ñoo xam ne moom ndem si yàlla Marie-Joséphine Diallo moo leen doon gunge ca liggéey ba ñu ànd ciy leeral ak Pape Fara Gningue. kees biñ ko def ñu daal di jël drapeau national bi teg ci kawam ci buntu assemblée bi nga xam ne daanaka dundam yëpp fi la ko amal Marie-Joséphine Diallo nag ki nga xam ne moo nekk président bu assemblée nationale daal di def témoignage bu rëy ci moom jàpp ne ñàkk nañ ku mag. Marie toute la journée elle est venue travailler ici jusqu'à 20 heures. ba noppi mu ne président mooy ma rek le 30 juin la session bi jeex. may ma toog ba le 30 juin après ma door a fay regardez ça c'est la volonté de se sacrifier pour l'État pour la République pour la communauté et pour le bien commun. jigéen bu jub boo xam ne amul woon parparloo am ay valeur moom moo dem nekk koo xam ne dafa liggéeyal réewam lu rëy. ñun 2017 lañ ko xam bi ñu ñëwee assemblée nationale mais taxaw nañu jàppale nañu ndax dama intégré l'APF. ma ci gan xamuma mu ñuy teg ci yoon ba tey ñu mën a accès fi ñu accès kon yaakaar naa Sénégal ñàkk na. Par exemple j'ai présidé pendant 8 ans la commission bi gën a mag ci assemblée nga xam ni lu mat 15 ministères benn musu ci tardé benn këyit musul tardé liggéey bi musut a dellu gannaaw lépp am ordre ñu coordonné ko Marie-Joséphine Diallo daal kilifa la woon. liggéey du ci caaxaan. maîtriser bu baax a baax texte yi député yi jàpp ne ki nga xam ne moo nekkoon secrétaire général bu assemblée nationale dina nekk koo xam ne dina jafe remplacer. mais elle disait très souvent nous ne servons pas des personnes nous servons la nation et loolu dafa am solo mooy njàngale bi nga xamante ne même sunu valise yi parfois bu ñu voyager daf koy diri ma xëcc sama valise ni ko Joséphine ba bàyyil sama valise yi mu ne ma copine yaay sama patron il faut ma jàpp sa valise. tey Sénégal per nañ koo xamante ne à chaque fois bu jaxasoo masaana am ci assemblée nationale mu daal di ñuy génnal article bi nga xamante ne mooy lijjanti mbir mi wax ko président su président waxee nun ñu xool su fekkee dëppoo na ak nun li nu xam ñu d'accord bu ñu liwul ñu taxaw mais daal nit la woon koo xamante ne amul woon xameewul woon député opposition ak pouvoir moom li mu xamoon mooy liggéeyam. gannaaw ba nga xam ne nag def nañ ci moom ay témoignages yu mag a mag li nga xam ne nag moo nekk néewam ñii di scout yi ñoom ñoo ko yëkkati dugal ko ci corbillard bi ñu jubali fa nga xam ne moo nekk cathédrale bu Dakar fa ñuy amalee ab messe laataa ñu koy jébbal boromam ci cimetière catholique yi nekk ci Bel-Air. Pape Fara Gningue ñu waxtaanee leneen ci xibaar yi commune bu Fafakuru commune la boo xam ne juróom fukki village ak juróom benn ñoo ca nekk waaye benn forage cote la ñu am loolee nag da leen a sonal lool tax na bëgg ndox mu baax mu ñu mën a jëfandikoo am ci loolee coono la ci ñoom ku leen dimbali nag ñu jël ñu ànd ciy leeral ak Abdoulaye Diallo. ak juróom fukk ak juróom benn dëkk kaw yi mu ëmb goxu Fafakuru benn forage kese moo fa nekk te boobu forage yi daa paan depuis lu yàgg. ndax boo seetee juróom fukki dëkk ak juróom benn bu fekkee ne benn dëkk rek ngay gis fu ñu am implanté forage am na ëppante fu mu nekk équilibré wul kon nag vraiment ñun am nañu pour jóg jéem a wax xeex
ba vraiment loolu daal ñi ko war a yëg ko ñu seet ci solution yu ñu ci war a seet. càmm doon yëngu-yëngal bi fa gën a fës askanu Fafakuru dañuy am ay jafe-jafe yu tar ngir nandal seeni bàyyi may yooyu jafe-jafe tax nañu ndongoy daara yu bëri di bàyyi njànga ca goxu Fafakuru. pour am ndox moom booy xale yi dañuy abandonné école pour ñu mun a am ndox lu ñuy joxee nax dafa jafe trop parce que benn forage moo fi nekk 56 villages benn forage moo fi nekk ci forage boobu si Fafakuru kese la nekk lu si des yëpp amul forage teen yi moom teen yi ay 30 mètres ay 40 mètres léegi boo xoolee sax doo leen def poli mais moom da ngeen tàkk soit fas wala mbaam wala ay nag pour ngeen jox nag yi li ñuy naan loolu moom day pousser élèves yi ñu abandonné école. ñuy sàkku ndimbal ci nguur gi. On demande vraiment qu'on nous aide de l'eau. Notre problème crucial, c'est de l'eau. Deuxième problème, c'est le réseau. Troisième problème, c'est les infrastructures routières. On a ces problèmes-là énormément. Ça, ce sont des problèmes énormes. wàllu jot ci ndox mu sell dafa bokk ci lu gën a itteel Serigne Faye di jarafu goxu Fafakuru biir département bu Médina Yoro Foulah mu doon it un membre à part entière bu Benno Bokk Yaakaar. ay chambre froide yoo xam ne solaire a koy doxal daañu ci dajale lu mat téeméer ak ñeent fukk ak juróom fexe mu daj ci réew mi loolee xibaar la bu bàyyeekoo ci directeur général agence nationale énergie renouvelable lu aju nag ci biñ ci njëkk a joxe kon Jibi Ndiaye réceptionné na ko maanaam daloo na ko ca diwaanu Mbour la ca quai de pêche ba fa nekk muy nappkat yi di mareyeurs yi rafetlu loolee bu baax a baax nañu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo. nañ ko en service ça fait quelques mois bi ñu ñëwee aussi gis nañ mbégte acteurs yi fi nekk li ñu fi indi rek mooy def inauguration bi chambre froide bi nag dafa am njëriñ topp ci ñi nga xam ne ñooy mareyeurs yi ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu jaay jën parce que dina wàcc baax les coûts de conservation ndax ku daan jënd jën di wër glace pour denc say jën ba suba xëy na boo yeewoo am lu yàqu am lu des wala ngay dem ci chambre froide électrique ñëpp xam nañ ne xaw na cher le coût de conservation est très élevé ñu indi la chambre froide boo xam ne solaire moo koy fonctionnel donc daanaka amul benn coût d'exploitation à part l'amortissement des installations loolu day wàcc bu baax coût de conservation bi su wàccee coût de conservation bi rek mooy day wàcce également njëgu jën bi ci biir marché bi ndax loolu aussi conservation bokk na ci lii seeru jën ci biir marché bi suñ wàccee coût dañu wàccee njëgu jën bi ci biir marché bi waaye li ci ëpp solo mooy li nit ñi doon ñàkk ci jën buñ nappee ba ñëw amuñ fuñ ko denc doon nañ ci ñàkk lu bëree bëri xëy na lu mel nii buñ ko yaatalee Sénégal loolu dina wàññeeku bu baax yàlla def nag ñu am ci projet ñun tamit bu yaatu boo xam ne tolloog téeméer ak ñeent fa ak juróom ci ay chambre froide solaire yu ñu war a installé ci biir Sénégal téeméer yi ñu jëmale ko ci wàllu secteur de l' agriculture mooy pour la conservation des fruits et légumes fanweer yi ñu koy indiwaat ci pêche bi yóbbu ko ci caisse de pêche yi pour conservation de poissons. waxtaane aji màkk ak ren gi délégation générale pèlerinage tey jii janoon nañu ak taskatu xabaar yi xibaar yi ñu fa génnee bokk na ci ni mbindu mi ngir dem màkk daan nañu ko tàmbalee altine jii di ñëw xam leen na it ne ku bëgg a dem màkk faaw say at du ëpp juróom-benn fukk ak juróom maanaam ku ko ëppal doo mën a dem màkk ren jile ñu xam leen ne quota bi nga xam ne Arabie Saoudite baaxee na ko Sénégal mi ngi toll ci 5822 ci loolu 1500 yi kon délégation générale au pèlerinage ñoo leen di yóbbu li ci des la ñuy jox privé bi leneen loo xam ne Abdoul Aziz Kébé leeral na ko ci janoom baak taskatu xabaar yi moo di package bi doon waroon a jar kon ñeenti millions yu teg ñeent fukki junni mi ngi ci ñeenti millions kon yu manqué ñaar fukki junni loolee kon lay jar ñu ànd ci leeral ak Alhassane Ba. Sénégal lu mu jot ren ci quota am dafa wàññeeku téeméer boo jël ñeent fukk yi ak juróom boo ko xaymaa ci lim mu ngi toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar fukk ak ñaari ujaaj délégation bi dina ci jël junni ak juróomi téeméer yi li ci des voyagiste privé yi ñu organiser leen ci fukk ak ñaari groupement ñoo koy séddoo. muy 12 groupements yoo xam ne ñoom ñoo séddoo les 4322 yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci turu privé bi. loolu tam ñu gërëmee ko opérateurs yi ci seen déglu gi ñu déglu. ay coppite yu bëri yi ñu nemmeeku li ko waral mooy mbas mi délégation bi di anticiper thème nu muy jotee xabaar yi nga xamante ni ñoom ñoo jëm ci wàllum aji gi ba tax na altine gi la ñuy tàmbali lépp li nga xamante ni moom mooy processus bi. altine dañuy tàmbali di seet wérgu yaramu ñi nga xam ne ñoo bëgg dem Màkka muy les visites médicales dinañ ko def altine dinañ ko def talaata dinañ ko def àllarba. bu alxamisee nag ñu soog a tàmbali
bindu bi carrément nga xam ne fépp lépp ngay def defe naa altine ça doit être le 23 yegg ba le 12 juin incha allahu taala ci diggante boobu daal bëgg nañu lépp mat. lépp nag fii lañ koy amalee mooy hangar pèlerin bu nekk fii ci Yoff ci aéroport bi. Arabie Saoudite teg ay conditions yi nga xamante ni caaxaanewu ko képp ki nga xamante ni ujaaj la war nga am lu tollook juróom benn fukk at ak juróom waru koo ëpp te ñetti fan balaa ngaa voyager war nga amal li nga xamante ni moom mooy test PCR. mi ngi aju ci Arabie Saoudite mi teg ay règles universelles maanaam loolu mu teg daal ñépp la ci yamale képp koo xamante ni da ngay dem danañ la defal test ñetti fan balaa ngay dem ñetti fan yooyu balaa ngay dem yàlla bu la saay-saay bi laxasu wante bu fekkee laxasu na la ci vol boobu nga waroon dem dootoo ci mën a dem. weer ak xaaj képp des balaa ñoo tàmbali li nga xamante ni moom mooy aji gi kilifa yi ñi ngi xool naka la ñu mën a def ngir fexe ba ujaaj yëpp benn compagnie aérienne yóbbu leen xamaguñu nag kañ la wol bu njëkk bi di dem waaye li ci mën ci am jàpp leen ni moom package bi dañ ko wàññi 3,9 millions la ujaaj bi war a fay. waxtaane wàllu tàggat yaram ak football ñaar fukk ak ñetteelu bëccëg bi ci wàllu Ligue 1 bi dañu koy wéyal ci dimanche jile juróomi match lañ ca war a football bokk na ci première bi ak deuxième bi di Casa Sport ak US Gorée war nañu ca laale ñu ànd ci leeral ak Mamadou Fall. Casa Sport mi jiitu ak juróomi poñ ci topp ci moom nag mooy dem dibéer gi ci US Gorée ci kon ñaar fukkeel ak ñetteelu journée bu Ligue 1 bi mu doon ab déplacement boo xam te ne du yomb dara ndaxte kon kii di adversaire am moom nag dafay xeex rek ngir mën a des ci li nga xam te ne moo di ligue bi tubaab di ko duppee maintien def na nag ñaari daje yoo xam te ne amul défaite moom Dauphine bi Génération Foot kon dana dem négocier li nga xam te ni moo di match fële ca Teungueth FC moom mi nga xam te ne mooy académie bu Déni Biram Ndaw mi nag ñetti match ngi nii mu joué ko amul défaite ndaxte ñaari victoire lam ak benn nul la beneen ndaje boo xamante ni nag day dox ci diggante jàmbaar bu Saly mi nga xam te ni moom mooy dalal AS Pikine ñaari club yi nga xam te ni moom lu tubaab duppee ventre mou ci classement bi ñoom ñoo tolloo poñ ami fanweer ba tey dibéer gi CNEPS Excellence de Thiès moom mi nekk premier non relégable dana dalal kii di AS Douane ñaari équipe yi nag ñoom ñëpp cëpp défaite la ñu jugee Ñambur bu Louga nga xam te ni moo nekk premier relégable moom it dana dalal Linguère bu Saint-Louis mu nekk derby du Nord lañ ko boo xamante ni nag kon match bu neex lay doon ouverture kon ñaar fukk ak ñetteelu journée bi gaaw gi Guédiawaye FC dafa timbook ASC Jaraaf kenn ku ne kon benn bal nga dugal sa morom ci jamono jooju Dakar Sacré-Cœur dafa daan Mbour Petite Côte benn bal ci dara moom nag ngir rek mën a puus li nga xamante ni moom mooy zone rouge bi. Mamadou Fall jërëjëf mbokk yi ni jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h di ngeen ànd ak Sara Men Sali Cissé ci xibaaru tubaab yi jaa ngeen jëf yàlla ñu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm.